yes salaamaaleykum gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax da leen jàmm seen télévision Mbedd Jump TV seen émission underground woon Jump Up ngay am tey nag dañuy dalal benn jeune artiste bu tudd Rude Boy from Dakar Rude Boy from Casamance Rude Boy from Saloum parce que loolu yëpp dinañ ko leeral si biir émission bi ñu ngi fii nii cité Aline Sow dañ ñëw xam nga nuyu ko comme ça ñu dugg si biir émission bi Rude Boy maa lay ziar bro. di la delloo ziar donc tamit aussi di leen nuyu bu baax a baax di leen féliciter ci seen teewaay bi fii di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa àdduna laay wax di nuyu tamit waa Golf di nuyu waa United Bros ak Galsen di am mbégte tey tamit seet si bi ngeen ñëw fii di ma seet si. balaa ñuy commencer bëggoon naa xam lan mooy Rude Boy. parce que tur bi xaw na ma jaaxal am na différent ak yeneen turu artistes yi Rude Boy c'est quoi. Rude Boy nag Rude racine la en anglais quoi racine donc tur boobu moom maa ngi ko jëlee si sama benn grand ndeysaan grand bi ma bëggoon moo ma doon wax ne yow Rude Boy nga quoi saa bu ma defee benn affaire rek benn bêtise rek mu ne ma yow Rude Boy nga quoi xam nga. donc bi ma màggee ma ne au lieu que Rude Boy mais Rude Boy quand même tuddee loolu sama bopp. Rude Boy bëgg nañ xam kañ nga commencé rap ak lan moo la dugal ci rap bi parce que gis nañ instant bi rappeur nga en même temps da nga engagé am nga loo jot a def ci game bi lan moo la def rappeur ak lan moo tax nga engagé. waaw man moom maa ngi démarré hip hop. di ko woon dund ay vers 2016 2017 mais 2018 laa xam ne man mi war naa nekk rappeur donc sama engagement ci hip hop dafa wekku ci base yu bëri parce que man saay boo ma dégloo samay sound damay kaasal lu bëri néew ji doole yi parce que man damaa gis que ne man nit bul exister pour exister rek da ngay àdduna boo fi nekkee da nga war a am njëriñ da nga war a amal njëriñ askan wi waaw bu par exemple ëllëg buñ la gisul ñu mën laa jooy c'est vrai xam nga donc loolu tamit gën na ma pousse ma dugg ci hip hop waaw. bëgg nañ xam mën nañ xam kañ nga commencé rap ak rap bi nan nga ko dundee bi ngay commencé lii dal gars yi dal na la ay laqatu dem concert laqatu dem studio xam nga jaay say cuus dem duggee ko studio li dal gars yi sa commencement. waaw sama commencement moom waaw commencement bi tamit aussi métti na trop mais bi may démarrer yooyu yëpp dama xamoon ne yoon bi du nekk yoon bu yomb yoon buy metti lay doon donc bi ma xamee loolu lépp li nga xam ne ñëw na dinaa ko gérer quoi parce que damay xam ne lii xamoon naa ko donc kon pourquoi su ma dalee rek ma yuuxu mbala leneen ak leneen donc metti na am nañ ci ay gàllankoor yu bëri mais ñuy def effort ba tey alhamdulilah quoi ñu ngi wax ne sant yàlla bu baax parce que bu demee ba askan wi di la dëkkal nopp ay nit yi ngay am ay nit yi nga xam ne loo génne rek ñu daw seetaan ko ay jeunes yi nga xam ne tamit toujours loo def ñu partager donc nit ñi di la ñaanal da ngay sant yàlla bu baax a baax quoi. Rude Boy from Saloum wala Rude Boy from Guédiawaye wala Rude Boy from Casamance parce que loolu lu ma jaaxal la donc bi ma lay présenté xaw ma lan laa war a wax parce que man gis naa am nga base Dakar gis naa am nga base Casamance en même temps Saloum aussi am nga fa doole lan mooy sa secret ak lan moo la lié ak ñett. waaw xam nga man moom wax dëgg yàlla xam naa ko ne bokk naa ci artistes yi nga xam ne ñi ëpp sens laay wax parce que c'est pas facile nga am base yu toll noonu donc ngay dellu ginnaaw parce que nit doo am lu mel ni Saloum nga am lu mel ni Casamance nga am lu secteur bu mel ni Guédiawaye say affaire di dellu ginnaaw quand même sama base yooyu nag dafa nekk ay jeunes yi nga xam ne dañu xamante ay nit yi nga xam ne dañ ma xam parce que bu muy metti ñoom laa doon di àndal di dox di dem ay concert ñuy def ay concert di ànd di dox di ànd tamit
bu muy metti ak bu muy neex yëpp donc ñooñu say nit la ñuy doon quoi donc lu ñu liyee dafa am doole. En même temps tamit ma am lu toll ni Mbour parce que man Mbour mën naa wax ko ne foofu laa démarré hip hop ci école Sanc bu Mbour donc foofu laa démarré hip hop ba samay camarade de classe yi ñu may xamal que ne Rude Boy lu mën a nekk la quoi hip hop bi ngay def nii gis neen que ne mën nga fi jaar Sénégal xam la monde entier xam la donc ñooñu gëm-gëm boobu dugaloon neen ko ci sama mind ba ma gis ko ne lii tamit lu war a nekk la donc base yooyu moom mënoo ko am te doo am li nga xam ne benn motivation bi nga xam ne yow chaque jour da ngay taxaw nga naa ne man mi kon waruma dellu ginnaaw waaw parce que ku ñooñu ëmb sekk la donc ci kanam rek nga mën a jëm bëggoo gis nañ tamit ne da nga engagé ci côté hip hop surtout hip hop bu dëgër bi yow da nga bokk ci artistes yi nga wax ne rap rek lay doon walu nekk musique walu na nga parce que ce son yëpp musique bu dëgër bi ngay def bu gangsta bi donc lan mooy sa problème wala da nga gëmul li gars yi di wax rap bu nooy bi ak rap bu dëgër bi. waaw xam nga comme li may wax rek du ma nangu tënk sama bopp ci benn fànn boo dégloo samay sound toujours da ngay gis ko ne sound yi sax dañuy wuute parfois damay ñëw def benn sound scène damay ñëw def benn son bi nga xam ne boo ko dégloo dëgër bi la quoi mais day jàllale ay messages yu bëri am na benn bi nga xam ne nag aajoowul sax pour nga fay dégg ay messages yi nga xam ne mooy loolu mais c'est juste sound roube la sur scène donc man du ma limiter sama bopp mais boobu noonu tamit dafa bokk ci man quoi parce que damay xam ne foofu lay jàllale message yi nga xam ne nit ki tamit mën na ma déglu mu njëriñu ci lu bëree ci fànn boobu noonu quoi waaw. gis nañ tamit sa clip yi dafa différent ak aussi mbooloo bi nga topp ak da nga intéressé wu trop si côté blow bi xam nga da ngay am ay oto ay clip yëpp dafa différent affaire lan la Rhodes Boy da nga am xaalis wala da nga am affaire da nga am secret rappeurs yi amul wala lan mooy sa problème wala da nga ko booy xaalis. non mais xam nga du loolu quoi c'est juste man su lu may engagé dama ciy dem ba jeex quand même parce que yooyu moom c'est pas facile nga nekk benn zone talent nga démarrer rek ay mbooloo bu bëri topp sa ginnaaw donc loolu. xam nga yàlla moo ñuy suturaal quoi moo ñuy suturaal di ñu dimbali di ñu jox li nga xam ne mën nañ jàllale programme yëpp jaar ci yoon waaw mais duñu am ci benn blème quand même waaw milieux yi leaks yi nag dañuy nekk ci ay milieux yi leaks dañuy am ay oto yi nga xam ne mooy loolu mais c'est loolu c'est juste tamit. àndandoo yi daam ku nekk sa ginnaaw. bu leen fàtte ko ne tamit àndandoo yi donc ñooñ tamit dañu engagé wu ñëpp ñoo ciy jàpp Rude Boy ñëpp la quoi parce que man su may dem mën naa wax ko ne kiiwuma dara mais dañuy def benn convoi oto yi nga xam ne oto boo gis da ngay xam ne lii la mais c'est juste tamit gars yi ñoo ciy jàpp di ñu may doole di ñu taxaw fu ñu taxawee rek. yaa am xaalis wala dafa am ay homme d'affaires yi nekk sa ginnaaw. non yaa ngi tooñ quoi mais noonu la xam nga game bi dafa xam nga hip hop du la may ay milliards du la may dara mais c'est juste dafa lay tijjil ay porte yi mooy dina tax askan wi xam la te askan wi bi la xamee donc yow yaay yore moyen bi nga xam ne da nga koy exploiter yow yaay exploiter sa job parce que job bi dafa la war a fay quand même waaw dafa la war a fay donc bu liggéey soo ci nekkee gisoo si sa bopp kenn ñeewul la ci donc liggéey boobu amul sens quand même waaw mais nag sant yàlla bu baax a baax wax dëgg yàlla c'est pas facile waaw c'est pas facile mais ñu ngi koy gérer quoi. ak lu fi jot a jaar yëpp luñ gis nga def yëpp gis nañ ay chanson rek ngay génnee ay single kese Rhodes Boy génneegul projet ci marché bi lan mooy problème bi da nga amul xaalis bu produit projet wala yow yaa amagul projet album wala mixtape. waaw xam nga projet
dafa laajte d'abord xam nga man comme tey ni ma nekkee ci yoon bi di liggéey pour Sénégal xam ma di liggéey donc yooyu c'est juste d'abord da ngay temporiser affaire yi doo xëy rek génne benn projet loolu man gis naa ko ne def tempo di génne ay sound nit ñi di la xam gis nga yaa ngi may gis yeneen télé yu mag yi maa ngi waaw génnewuma ay projet mais yaa ngi may gis ci concert yu mag yi donc maa ngi ci yenn internet yi yéen yëpp tamit yéen a ngi may wut si di ma jël donc loolu day gën a lancer ba ëllëg boo defee projet tamit projet bi day gën a yaatu quoi xam nga day tax nit ñi ñëpp renseigné wu quoi loolu moo tax may def temporiser affaire yi. mais projet bi moom mu ngi ñëw parce que dañ koy def incha allah projet bi moom dina génn. yaa ngi pare benn projet bi mën nañ xam lan la album la mixtape la wala lan la. waaw mooy mixtape bu ñu doon préparé te Sénégal yëpp xam ko donc ñu ci doon liggéey ci jamono corona bi mais incha allah bëgg nañ def benn event jour sortie projet bi ngandim events fii ci Géejawaay mooy Ravin. bëgg nañ def foofu noonu ngan di maami concert bi nga xam ne moom waxuma la concertu Sénégal mais concertu aduna yëpp lay doon parce que ñi nga xam ne ñu ngi kaaw ñu seetaan ay États-Unis Suisse Allemagne Italie suñu xarit yi fa nekk yëpp ñu ngi doon yàgg xaar événement bu toll noonu Rude Boy taxawal ko donc waa Casamance duñ ci nekk ci ginnaaw Saalum noonu fii ci Dakar moom wax noppi aussi. donc loolu moo tax ñu ne jouru projet bi suñ koy génnee dañ koy dóoree fale ci Ravin. ñaata titre lañ mën a xaar ci projet bi ak lan lañ mën a xaar ci projet bi ci côté musique ak featuring yooyu. waaw dina am lu bëri dina am lu bëri mais instant bii nii xam nga des na ay mois yu bëri yi nga xam ne ñu ngi koy préparer ci diggante gi mënuñu jox exactement kii bi quoi parce que mën na tourner. mais incha allah xaar leen ci daal ay surprise yu bëri quoi. sa début wax dégg nañ nga ne da nga focaliser wu trop ci côté social te gis nañ ne am na mbooloo bu bëri bu nekk sa ginnaaw Roots Boy oto yi ngay dawal ak place luxe yi ngay nekk yëpp est-ce que am nga benn mouvement boo xam ne pour affaire de social la li nga wax sànq mooy jàppale néew di doole yi est-ce que yaa ngi ciy def dara wala da nga ko wax nii rek. waaw xam nga man. gars yi dañoo xamul que ne Rude Boy yemul ci hip hop bi kese moo tax ma ñëw taxawal benn mouvement mu ngi tudd United Brother Galsen waaw United Brother Galsen mu ngi def ay lu am solo ci suuf mais xam naa ne bu subaa la ñuy comprendre la askan wi di comprendre parce que United dafa nekk ay jeunes yi nga xam ne jeunes yu engagé wu am na ay élèves am na ay étudiants am na ay borom doole yi ci nekk. donc mouvement yi ñu ngi partout mu ngi ci niveau de diaspora bi mu ngi Saloum mu ngi Casamance mouvement bi mu ngi fii fii ci Dakar donc ñu ngi liggéey bi nga xam ne ñoom ëllëg lépp lu ñu soxla pour taxaw askan wi ñoom dañuy jël seeni propre moyen def ko ci askan wi def ko ci projet de hip hop donc loolu United mu ngi koy liggéey. te liggéey bi ñu ngi gis ko ne ñu ngi ci def liggéey bu mucc ayib ci lu dem ci loolu noonu donc moom tamit mu ngi ñëw ci ay projet am waaw am na ay leaders yi nga xam ne ils sont tellement engagés yooyu sax ñoo may gën a pousser soo déggee Rude Boy ñoom la quoi mais xam nga ñoom dañuy liggéey ci suuf du ñu nangu fës quoi toujours saa yi bu ma leen waxee ni ñu ne ma non heure bi jotagul. Rude Boy ngay am from Guédiawaye from Casamance from Dakar fii ci télévision Mbeddi Jump TV comme hip hop ngay def tamit bëggoon naa ñu wax ci hip hop nan nga gisee game bi instant bi voilà mu ngi baax wala baaxul xala sa vision. game bi li ma ciy blâmer dafay bëri quoi parce que xam nga rappeurs yi par exemple si ma la tegalee benn affaire ñoom dafay mel ni bugguñu dem quoi parce que man bi may nekk Saloum Casamance dama doon rêver parce que foofu xam nga ne lu bokk ak rapport bi nga xam ne dangaa juddoo fii si Dakar màggee fii yaroo fi ku jógee fële du bokk ak loolu mais c'est juste man sama vision damaa waxoon ne bés dina ñëw
incha allah sama secteur kenn doo ko laajte mu ne la kenn doo laajte si wàllu Rude Boy ci ku ko xam hip hop quoi mu ne la noono Rude Boy xaw ma ko ci ko képp koo wax Rude Boy mu ne la yee kooku xam nga man yooyu mooyoon sama kii quoi de un bi ma ci pare dama waxoon ne su ma ñëwee capital damay ñëw capital def liggéey bi nga xam ne ñi nekk Saalum ñekk Casamance dañuy toog foofu noonu di apprécier waaw di gis rêve bi donc loolu mooy rêve man li ma gis que ne yow soo rêvé ba jàpp Sénégal mais pourquoi pas nga rêvé nga dem au niveau international ngay liggéeyal Sénégal ñuy nekk au niveau international ngay nekk foofu di liggéey gars yi di la gis sa liggéey donc di xëcc Galsen hip hop Galsen di soutenir jeunesse bi di leen yóbbu foofu di leen dimbali quand même. waaw parce que mais hip hop bi fii rek yow nga juddoo ci benn cercle war ko defee fii rek sa life yëpp c'est pas bon man loolu laa leen balaa. da nga gis ne rab bi bougé wul quoi Sénégal rek la. bougé wul xam nga lu bougé par exemple boo rêvé Sénégal nga gagné Sénégal mais pourquoi pas nga gagné Mali nga gagné Gabon nga gagné ñu lay dégg say mbir États-Unis ñu lay dugg ay Dubaï. mais pas par exemple ngay rêvé fii rek ngay am ay fans fu nekk. booy ñu ngi génn booy ñu ngi def ay clip Dubaï ñu ngi def ay concert. xam nga dem Dubaï def ay clip je suis d'accord quoi félicitations ci effort bu ñu def noonu mais man du foofu mooy rêve bi quoi mais pourquoi pas nga dem adhéré biir Dubaï adhéré Dubaï ngay liggéey yi nga xam ne yow ñoom rappeurs yi fa nekk ñu lay jox cër. public bu fa nekk waaw ñuy wax ne kii fan la dëkk ci àdduna gi quoi c'est à travers de yow ñu découvrir Sénégal loolu mooy rêve quoi loolu mooy liggéey parce que du fii rek man damay gis rapport yi di reyante pour fii rek damay reetaan quoi mais Sénégal du lii la soxla Sénégal li mu soxla dafay soxla ay artistes yi nga xam ne dañuy liggéeyal hip hop bi mais pas hip hop bi di leen liggéeyal. waaw mais nag loolu moo tax nag gars yi mënuñu dem parce que ñoom dañuy wekku ci hip hop bi pour hip hop bi def si ñoom mais ñoom duñ def si hip hop bi waaw c'est ça man soo seetloo su may def événement damay programmer samay événement lépp soo fa ñëwee da nga yaakaar ne kii du benn jeune talent bu débuté ay 2018 quand même waaw da ngay yaakaar ne mooy loolu ki nga xam ne yàgg na def hip hop mais yooyu mooy rêve bi waaw. Rude Boy ngeen doon am fii seen télévision Mbedd Jump TV seen émission underground Jump Up dañ lay bàyyi nga joxe sa mot de la fin après nga may ñu benn freestyle ñu tëjee ko. waaw donc aussi di leen nuyuwaat bu baax aussi di leen remercier ci teewaay bi waaw di nuyu tamit waa United bi yëpp di nuyu tamit képp ki nga xam ne melomaan hip hop Galsen nga maa ngi lay. xam nga sawdap donc di nuyu tamit sama yaay mère Dieynaba Fall mu ngi foofu noonu ci États-Unis mu ngi may seetaan donc di nuyu sama waa kër tamit fale ci Casamance waaw di nuyu ñëpp daal kontaan trop si yéen wax dëgg yàlla lii mooy liggéey bi par exemple nga gis benn jeune talent bi nga xam ne mu ngi nekk ci yoon ngay ñëw donc di gise ak moom di ko jàppale donc loolu tamit loolu la hip hop bi soxla quoi mais pas par exemple di ko aju rek di xaar pour nit ki nekk ci kaw nga naa ne léegi damay ñëw gise ak yow parce que léegi yaa ngi ci kaw mais boo nekkee ci suuf nit ki heure bi nii ngay soxla nit ñi quand même waaw instant bi nii ngay soxla nit ñi instant bi nii ngay soxla ku lay jàppale mais boo demee boo génn ci waaw si bii nii si cercle bii nii et alors ñuy daw di la wut si tamit loolu tamit waaw noonu la fa demee. underground seen émission underground Jump Up ngeen doon am fii seen télévision Mbedd Jump TV tey ñu dalaloon benn jeune artiste bu tudd Rude Boy fii si Guédiawaye mu ngi préparé benn événement ci Ravay Night Club xam nga dañ koy waajandoo ñun ñëpp di wax yéen ñëpp tamit ngeen waaj ko ñu dem soutenir sunu rakk sunu xarit yee dañ koy bàyyi mu may ñu benn freestyle. nit boo ko yëkkatee xare mu rëyal la nomba uno bi soxor bu tax nga bañ a wone drapeau bi
Rude Boy nangu naa de kon escroc bi lu tax nga dee boy bi ji gënam bro bi woon ginnaaw hardcore bi di favoriser rap bu nooy bi ngir rek mën a kepp ci woo bi noo ci pet la ñuy woote juboo bi bu ñu génnee ci biti di wone affaire de juba di waaye tey bu demoon po public bi bàyyi réel yi di tàccu féegi du tax man Rude Boy ma taxawaay ku raagal laajte ma Simon wala Keyti xam ne hip hop moo ma yëbal ci waar bi kon waruma doon ku raagal te képp ku dégg kibaar bi xam nga ne gaynde du jur raagal. seen émission underground Jump Up ngeen doon am fii seen télévision mbedd Jump TV dañ leen jox rendez-vous beneen émission ak beneen artiste fii si Jump TV nii kooj ko foofu.